état civil di lu am solo ci réew mu nekk foo xam ne foofu la ñu bindoo ngir am kayitu juddu waaye itam képp ku génne àddina ci état civil lañu koy utali kayit ak solo ci mu am yépp am na ñoo xam ne ñu ngi wéy di soofantal njëriñu état civil loolu nag seetlu nañu ko ci goxu Bambilor ak yeneeni gox yu nekk ci réew bi. état civil njëriñam nit ñi lu ñu xamul mooy commune état civil moo ci jiitu parce que yow tey suñ la doon laaj ay kayit nga bëgg koo légaliser bu la ko état civil légaliser loolu du kayit yi doo ko mën a légaliser tey bu ñu la laajee boo amee demande booy def ñu ne la da nga war a ut certificat de résidence bu wane ni fa nga dëkk bu la ko état civil defal la doo am résidence su fekkee ni aussi tey da nga war a def benn examen wala leneen nga war a am extrait de naissance moins de 3 mois bu la ko état civil defal la doo am booy takk jabar bu la état civil may lay jabar doo am jabar donc état civil li mu représenté dafa rëy. nit ñi il faut ñu xam loolu état civil dama représenté dafa rëy trop donc yaakaar naa ponk l'acte 3 de la décentralisation sax moo ci jiitu c'est pas pour rien que gouvernement bi jël responsabilité yi nekkoon ci arrondissement mu jox ko communes yi en plein exercice pour ñuy mën di jël ay décisions ci ñiy juddu ci seen commune ak ñi fay dee parce que pour wax la ni la sax tey boo gisee sunu zone yi ñu am yenn difficultés yi ci wàllu décès ndax léeg-léeg ko nga xam ne da ngay gis koo xam ne dafay gaañu ñu dem denc ko mu dem ba benn moment ña nga xam ne ñoom ñoo ko gaañule woon ñu soxla kayit ñu leen di laaj pour ñu war a am kayit certificat de décès ñu am problème pour am certificat de décès parce que ni ngay amee kayitu juddu noonu ngay amee kayitu décès nit ni muy amee kayit pour juddu noonu lay amee kayit bu dee donc ñu ci bari fii du ñuy am néew des fois denc ko dañu am certificat d'inhumation te loolu yoon nanguwu ko. normalement da nga war a am certificat d'inhumation ba pare doo ko am certificat de décès certificat d'inhumation mooy jox nañ la ndigal nga mën ko denc ndax man maa ngi fàttaliku fii mos nañu am fi benn problème boo xam ne un problème récurrent nit ku gaañu ñu indi ko ba ci jumaa ji gorom war ko denc ñu am problème pour denc ko ndax am na ko woote wax ne ni kooku ni mu dee ga leerul procureur de la République daal di jël ndogal woo ma ni ma bu ko denc. bul joxe ndigal ñu denc ko te loolu pourtant la ko waraloon ñoom wóoru leen ndax ki dee naturel la dee wala dee naturel parce que nit même bu dee te dee naturel sax du ñu war a woo médecin wala infirmier mu xool ko ñu defal ko constatation de décès bu wane ni effectivement kii dee naturel la dee waaw mais c'est dommage que aujourd'hui nit ñi respecté wuñu loolu te nag nit ñi duñu war a respecté loolu parce que réew buy aspirer ni dafay dem ci vraiment modernisation aussi dafa war a moderniser aussi attitude yi ak jikko yi parce que léegi normalement waratuloo toll foo xam ne nit day dee rek nga daal di jëre dem denc non nit bu dee da nga ko war a constater lan moo ko rey suñ ko constater ba pare ñu defal ko certificat d'inhumation bu wane ni effectivement joxe nañu ndigal ni denc nañ ko loolu lépp rôle état civil la officier d'état civil moo la war a autoriser nga denc ko suñu ko dencee ba pare ba nga doog a wut nag certificat de décès bu wane ni dee na te yooyu bu fekkee ne am na ay kayit yoo xam ne yaa ngi koy toppatoo boo ko amulee mais dara du mën a justifier ni ki tax ngay jóg nga ni dee na. ci noonu sax am na ñu gis ne faw ñu informatiser système bi maanaam ñu yeesalaat liggéeyu état civil jaarale ko ci xarala yu yees yi. wàllu informatisation bi dina ci am solo mais nag bu boobaa aussi na nit ñi jàpp ni képp ku nga xam ne nekkuloo ci base de données bi rek dootoo judduwaat donc affaire bi dafa laaj farlu ndax këyit mooy nit bu amulee këyit mënu la fexe ba ñu xam ne moom mooy lii donc comme këyit mooy nit nag je pense que nit ñi war nañu bàyyi xel bu baax a baax fekk na ni nag mbirum këyit fi nit ki juddoo daal lañ koy jëkk a toppatoo donc daal man. xam nga informatisation dafa nekk loo xamante ne lu am solo la man damay faral di wax ni Sénégal suñu problème bu njëkk mooy état civil ndax maane mii bu dëkkee Bambilor xaw ma fan la jug kii état bi est-ce que xam na ni maane mi ngi Bambilor est-ce que xam nañ ko du ma ni déedéet mais état civil boo demee France nga changé adresse rek dañ lay jox ne la 8 jours waruloo ko def te demuloo ci commissariat bi gën a jigéen nga wax ne changé naa adresse dëkkatuma place sangam mais place sangam laa dëkk ba foofu sax seen lettre yi ñuy yónnante lettre yi sax ñoom dañuy dem ba sax dañu aay de telle sorte que sax dañuy def redirection ci lettre yi xam nañ ni man mii 93 laa dëkkoon léegi maa ngi dëkk 75
automatiquement dañuy xam ne léegi lettre bi au lieu que mu dem 95 dañuy xam ne Ousseynou Gueye non 75 la jëm léegi alors que samay pièces changé guñ ko si mais police jox na ma benn kayit boo xamante ni dina def ne changé naa adresse léegi nag changement d' adresse boobu nag day dem fépp nag ba si banque beeg fu ne léegi nag le temps que nag loolu effectif automatiquement lu ñëw dañ koy rediriger donc moo jàpp ni suñu jëlee informatique bi utiliser que pour état civil u Sénégal dina baax pour réew mi ndax dinañ mën a xam ki dëkk Fongolemi su fekkee dama dëkk Fongolemi man war a am extrait de naissance nekk Bambilor am ko soxla ko léegi kon dina am jafe-jafe pour am loolu ndax il faut que ñu oote téléphone sama mbokk bu nekk foofu mu demal ma foofu ñu signal ma ko mu yàpp ko ci horaire yi mu ñëw nangam ak nangam alors que bu ñu ko informatiser woon au niveau national comme am na koo xamante ne mooy directeur national u état civil kooku rek mënoon nañ ko jox pàcc yooyu yëpp moom mu am accès bu fekkee def nañ ko informatique accès ci yëpp. ñu seetlu ne at bu jot dinañu gis ay ndongo yoo xam ne duñu def examen li ko waral nag mooy amuñu kayitu juddu loolu nag gis nañu ko fii ci CEM Bambilor 2. lu am la fii parce que xale yi am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy am problème pour am extrait de naissance maanaam kayitu juddu ndax wax dëgg yàlla am na parents yoo xam ne dañoo xaw a sagan ci boor boobu normalement élève bu am entrée en sixième ci yoon extrait de naissance moo tax nga def examen bi. bon donc waruñu woon am problème vraiment extrait de naissance mais nag da ngay gis ñoo xam ne ñi dañuy jógee sixième ba troisième te duñu am extrait de naissance surtout cas transfert yeeg aussi wala ay cas yu examen d'entrée yi waaw bon heureusement bariwul par ay benn wala ñaar lañ ciy am ñoo xam ne ñi dañuy ñëw duñu am extrait de naissance. fii ci Bambilor dañu fi faral di amal ay audience foraine ngir rek jàppale ñenn ñi nga xam ne amuñu kayitu juddu waaye itam premier adjoint au maire bëgg nañu taxawal ay comité de veille maanaam ñi nga xam ne ñooy nekkal état civil ci quartier yi. jàpp naa ni war na am lu ñuy wax genre comité de veille maanaam kuréel goo xam ne ci dëkk bu ci nekk dañuy taxaw pour di sàmm ndax ki juddu démb ak ki juddu barki démb ndax jot na am kayitam. ñoom loolu rek moom mooy seen bu fekkee ne loolu rek moom mooy seen wareef ñu koy toppatoo ni mu waree mu jaral leen lu nekk ku juddu rek ñu dem fa ca kër ga ni la ñun kat affaire kayitu juddu bi moo ñu tax a jóg bu ñu ko doxee ba kooku am ko rek allez ñu jàmmanteeg moom xaar keneen je pense que loolu nag volontariat la mais gis naa ne am na nit ñu nga xam ne sawar nañu ci bàjjenu gox yaa ngi fii bon donc comité de santé yaa ngi fii donc ñooñu yëpp je pense que bu ñu lëkkaloo ak délégué de quartier wala chef de village loolu war na mu nekk. parce que aussi tamit am na loo xam ne bu ko nguur di xeex ñun population yi aussi duñ ko war di xeex ni ñu koy mën a xeexee nag mooy ñu jàppale ko ci nguur gi def mais mënuñu at bu nekk rek am ñu judduwaat at bu nekk rek am ñu judduwaat at bu nekk rek am ñu judduwaat loolu mënul nekk des fois ñu àgg ci juróom-benn téeméer juróom-ñetti téeméer des fois même junni loolu warul mën a nekk je pense que loolu il est temps que vraiment ñu am conscience ni Sénégal fu mu toll ak ni muy doxee war nañu passé nit di judduwaat di judduwaat vraiment loolu moom man rafetlu ma ko daal. mu mel ni nag kii di njiitu association des parents d'élèves bu lycée bu Bambilor àndu si moom sax li mu bëgg moo di ministère bi ñu dénk wàllum pàcc ak ki ñu dénk collectivité territoriale ñu lëkkaloo ngir am kayitu juddu mën a yomb. dama ko contre waane dinaa leeral lu tax ma wax dama ko contre ndax damay bañ contre boobu ma wax ku mel ni maane exploité ga rek ne Ousseynou Gueye bind rek nee na dafa déedéet. damay formaliser waat sama pensée lan moo tax ma ne dama ko contre dama ni dafay tax a gën a tax nit ñi tayal ndax boo nee audience foraine rek da nga naan non naa xaar rek audience foraine dina am su amee rek ma profité aussi dem utal xale yëpp këyit donc su fekkoon dindi woon nañ loolu ba pare faciliter nit ñi ñuy faciliter nañ leen parce que déclaration sax yokk nañ sax durée yi te faciliter boo demee ne damay def déclaration rek gars yi dañ lay xëcc da ngay ñëw. beneen affaire bi mooy man dama jàpp ni bu ñu si boole woon acteur u santé ndax sage-femme bi nga xamante ni moo lay rawle sage-femme bi dina bind certificat de naissance jox la ko loolu ngay dem état civil pour mën ko lii su fekkoon jël nañ ñu am benn synchronisation entre les deux ministères sage-femme yi directement yow su sa doom juddoo rek nga daal di joxe sa turu doom foofu ñu bind ko léegi ñoom ñu jël affaire boobu yóbbu ko
yow joxeeguloo sa tur mais ñoom xam nañ tur bi nga joxe ci këyit yi léegi ñoom dañ koy transiter rek ci état civil bi parce que état civil en général boo xoolee ci Sénégal état civil toujours dañuy jigéen hôpitaux yi toujours. at bu jot ñii di bindu ci commune bu Bambilor ngir am kayitu juddu seen lim tollu na ci junni waaye teewul am na wéyjur yoo xam ne ñu ngi wéy di soofantal solo si nga xam ne kayitu juddu am na ko ci seen doom loolu nag di faral di jur ay ndongo yu deful examen wala sax ñu dàq leen ci l'école yi.